salaamaaleykum mbokku internet yu Caaroy info TV ñi ngi leen di nuyu di leen ziar di leen ñaanal jàmm waaye tamit di ko sàkku si yéen daal leen ak jàmm ci seen beneen numéro Caaroy matin comme ni ñu koy defee saa su nekk mu nekk émission bu nga xam ne dañ koy amal du lundi au vendredi à partir de 9h ma ci ànd ak sama naataango di Cheikh maa ngi lay nuyu. Omar maa ngi lay ziar di ziar bu baax a baax sunu mbokk internet yi ñuy seetaan à travers d'autres site internet. di ko jaajëfal bu baax a baax mbokku internet yu Caaroy info TV je rappelle que émission bi yéen a ngi ciy ànd ak borom troisième menuiserie métallique Mansour mu nekk fële ca Tali Diallo en face li nga xam ne mooy Kër Sër soo wàccee rek mooy pont bi lépp lu nga xam ne bëgg nga ci wàllum porte en fer en aluminium waaye tamit ci wàllum meublement rek soo demee fële ca Mansour di nga ko jot képp ku ko bëgg woo nag mën nga ko woo ci 77 975 75 95 xam naa rek ñu commencé xibaar yi ak ay nouvelles yu nga xam ne moom nekk na nouvelles yu nga xam ne yu métti la waaye tamit ñuy nemmeeku li nga xam ne mooy violence fii ci Sénégal surtout ci wàllum politique bi ba ki nga xam ne sax mooy Fadel Barro démb moo ngi ci doon addu fële ci grand jury. waaw Omar noonu lay demee ki nga xamante ne moo di Fadel Barro démb bu ñu koy invité ci émission bi léegi ñu tuddee grand jury ma ngay xamle sax que ni violence bi nekkatul rek jeunesse bi waaye tamit lu ci mel ne acteurs politiques yi ñi nekk ci opposant bi ba aussi ñi nga xamante ni ñi ngi ci pouvoir bi am na ci part de responsabilité ba ci ñi nga xamante ne tamit ñoo di journalistes yi nga xamante ne dañuy invité ci plateau yi lu ci mel ne ay mag yu nga xamante ne tamit waa amuñu maanaam. waaw noonu rek la demee gis jamono ji moom gis nañ li nga xam ne mooy wàllum violence yi bëri na comme ni nga ko waxee rek ci wàllum journaliste yi gis nañ ne tamit dañuy invité ci seen ay plateau ay nit yu nga xam ne dañuy taxaw 2 heures à 3 heures de temps di saagante mu nekk lu nga xam ne ñu ngi koy ñaawlu bu baax a baax parce que Sénégal moom benn bopp la kenn mënu ko xar ñaar ñu wax addu ci leneen mooy mbirum coronavirus jamono ji ñuy wax li nga xam ne mooy troisième vague ki nga xam ne mooy professeur Seydi di addu waaye tamit di alerte bu baax a baax. waaw Omar noonu lay demee ginnaaw bi ñu amalee seen réunion ñi nga xamante ne mooy comité bi nga xamante ne ñoo yor wàllu wér-gu-yaram fii ci diwaanu Sénégal ña ngay xam le rek ni voilà ñoo ngay alerté ñi nga xamante ne ñooy population Sénégal bi ñu veewaat bu baax a baax li nga xamante ne moo di coronavirus bi ba léegi nii jóge gu fi te loolu la sax professeur ma ngay gën a ñaax ñi nga xamante ne mooy jeunesse bi nga xamante ne nanguwuñu jël li nga xamante ne moo di vaccin yi mu nekk lu doy waar fii ci diwaanu Sénégal. mu nekk lu doy waar fii ci diwaanu Sénégal ñu nemmeekuwaat li nga xam ne mooy troisième vague bu coronavirus ñi ciy sensibiliser waaye tamit di ci woo askan wi yëpp ñu gën a jël ay mesures barrières waaye tamit respecté ko bu baax a baax ñu wax ñu yëy yàb bi ci leneen wax ci mbirum góor jigéen ñi bi yoon nag mu nekk coow lu ñeewal ki nga xam ne mooy centre boobu di Wally Seck jamono ji coow topp na ko trop ci wàllum góor jigéen. waaw Omar mu mel ne depuis mu def concert ba ca Grand Théâtre rek dafa mel ne chaque jour bu ñu xëyee rek coow li day gën a jëm kanam ki nga xamante ne moo di Wally Seck démb sax mi nga doon amal benn sortie dem bay sax bay xamle que ni moom laalewul taqewul lii di wàllum góor jigéen mosul laal aussi xaalis bu nga xamante ne lobby yi dañ ko financé wala tamit lu ci mel ne waa LGBT ma ngay xamle sax que ni à partir d'aujourd'hui dina ay avocat dinañ taxaw xeex képp nga xamante ne mu ngi koy tuumaal loolu parce que bu dul dara doomu julli la waaye tamit dafa am ak njaboot Omar. dafa am ak njaboot waaye tamit ñu des ci mbiram góor jigéen yi ba léegi ñuy gis ne ñii di waa LGBT France jamono ji ñu ngi ñaax waaye tamit di wax képp ku nekk góor jigéen fii ci Sénégal nga gën a résister waaye tamit di traité imam yi nga xam ne dañoo nekk fii ci réew mi ay terroristes. waaw Omar ñoom ba tax sax ña ngay def benn organe bu nga xamante ne benn mouvement bu nga xamante ne sax day valoriser li nga xamante ne moo di góor jigéen ci diwaanu àdduna ba yëpp waaye tamit comme li nga wax rek Omar ña ngay lancé appel ñi nga xamante ne ñooy góor jigéen yi nekk fii ci diwaanu Sénégal rek pour ñu am ak yelleef rek ba nga xamante ne ñoom lépp rek lu nga xamante ne dañ leen ko waxal rek su boobaa rek maanaam dina doon lu nga xamante ne dina métti ci kaw imaam yi te loolu tamit nekk maanaam lu doy waar Omar ci nga xamante ci pays bu nga xamante ne pays Sénégal la c'est un pays laïque waaye tamit pays bu nga xamante ne dafa mës a am ay valeur Omar. mu nekk lu nga xam ne lu ñaaw la trop ñuy gis coowal góor jigéen muy gën di wéy fii ci Sénégal waaye tamit ñuy gis ñëla ca féete fële ca France di leen gën a dooleel bu baax a baax je rappelle que fii moom comme ni ko sama naataango waxee rek dañu nekk ci benn pays bu nga xam ne pays musulman la waaye tamit même la religion chrétienne dafay interdire wala boog dafay bannir li nga xam ne muy coowal góor jigéen xam naa rek foofu lañ koy yemale jàll ci suñ deuxième partie émission Cheikh. waaw Omar noonu lay demee waaw xam naa foofu lañ koy yemalee jàll ci suñu deuxième partie émission bu nga xamante ne waaw ñu jàll ci rek li gën a fës ci ëttu yéenekaay yi ñu koy commencé les Échos Omar lu mu indil ci xëtam bu njëkk. ci xëtam bu njëkk sax ñu fay fekk li nga xam ne mooy coowal góor jigéen ñi nekk fële ca France ñoom jamono ji ñi ngi traité ñi nga xam ne mooy imam yi nekk fii ci Sénégal di terroriste waaye tamit ñi ngi wax nii di seen ay naataangu góor jigéen ñu gën a résister ba tey ci xëtam bu njëkk ñu fay fekk naataalu ki nga xam ne mooy président de la République Macky Sall moom sax muy wax ne Macky Sall grâce et vérité au pays riche mu mel ni rek Macky Sall jamono ji dafa ñëw épaulé ki nga xam ne mooy
président Ousmane Sonko ginnaaw sortie bi mu defoon muy xamle ne lii de pays yi nga xam ne ñooy pays riches yi dañuy utiliser bu baax a baax pays pauvres yi te jamono ji moom ñun ñi nga xam ne ñoo nekk ay pays pauvres dañoo war a booloo ci suñu biir bu baax a baax. ñu jàll ci beneen yëglekaay. waaw Omar noonu lay demee ñu jàll ci beneen ëttu yéenekaay enquête lu mu ñu indil ci xëtam bu njëkk. enquête comme ni mu ko titré la grande discrimination mu mel ni ci wàllum li nga xam ne mooy am beeg moomeel bi dafa am benn discrimination bu nga xam ne am nañ ko ci waaye tamit ci wàllum vaccination bi gis nañ ne am na ay problème bu baax a baax. ñu jàll ci beneen yëglekaay muy ñu fay fekk naataalu ki nga xam ne mooy Macky Sall muy wax ne Macky Sall du discours à la réalité mu mel ni am na benn discours bu nga xam ne wax na ko ci wàllum contrat pétrolier yi waaye tamit ci troisième vague bi nga xam ne jamono ji ñu ngi koy nemmeeku Cheikh bu baax a baax ci Sénégal. waaw Omar noonu lay demee ba tey rek ñu jàll ci ëttu yéenekaay sunu. ñu jàll ci beneen yéenekaay ñu ngi jéggalu bu baax di jéggalu xam naa ay souci technique la rek jàll ci beneen yéenekaay muy alerte quotidien Omar ñu lu mu ñu indil ci xëtam bu njëkk. alerte comme ni muy alerter rek waaye bii yoon moom jamono ji dañuy gis ci li nga xam ne mooy xët bu njëkk bu alerte ñu fekk fa naataalu ki nga xam ne mooy Serigne Bassirou Gueye nekk procureur de la République jamono ji ñi xam ne dafa am benn feebar bu ñu tuddee AVC ba jamono ji sax ñu ngi ko bëgg a remplacer waaye tamit ci xëtam bu njëkk jamono ji ñu fay fekk ki nga xam ne mooy Abdoulaye Daouda Diallo mu jiite wàllum finance ak budget jamono ji ñi xam ne na dafa nekkoon di addu ci mbir mi nga xam ne Abdoul Mbow yëkkati woon na ko moom moo ngay contredire yooyu propos bu baax a baax. waaw Omar noonu lay demee ba tey rek ñu décidé ci ëttu yéenekaay yi 24 heures lu mu ñu indil ci xëtam bu njëkk. 24 heures ñu fekk fa nataalu ki nga xam ne mooy président de la république Macky Sall moom sax mu koy titré ne Macky Sall rejoint ki nga xam ne mooy Ousmane Sonko maanaam ci wàllum li nga xam ne mooy dépendance bi nga xam ne dépendre nañ ko ci yeneen pays waaye tamit suñu am niñ koy naatfaale moom Macky Sall sax moo ngi ci yéey yàb bi di xam ne li nga xam ne mooy pays pauvres yi dañoo war a gën a boolee seen doole waaye tamit ñi nga xam ne mooy pays yi nga xam ne dañuy utiliser dañoo war a comprendre Afrique su nekkee sous développement ñoom rek ñoo tax ci xëtam bu njëkk ba tey jamono ji ñuy wax ci wàllum tribune Amadou Sarr Diop vide social violence stratégie kaw mu mel ni jamono ji moom fii ci Sénégal dañ fi nemmeeku ay xuloo waaye tamit ay violence yu nga xam ne bëri na trop ci li nga xam ne mooy ci suñu dëkk bi. waaw Omar mu nekk lu raglu li nekk lu doy waar fii nga xamante ne mooy diwaanu Sénégal. mu nekk ba tey rek dañuy décider ci ëttu yéenekaay lii quotidien lu mu ñu indil ci xëtam bu njëkk. lii quotidien ñu fekk fa ki nga xam ne mooy naataalu Alioune Ndoye nekk ministre de la pêche moom sax jamono ji moo ngi wax ne ci wàllum légalisation contre le terrorisme muy li nga xam ne code de procédure pénale bi ñu fi doon amal jamono ji Sénégal da koy gën a dëggal parce que li nga xam ne mooy xeexu terroriste nekk na lu nga xam ne xeexu àdduna lépp la waaye tamit ñoom ñii di Sénégal dinañ ci bay seen waar bu baax a baax ci beneen ci xëtam bu njëkk ba tey jamono ji ñuy waxtaanee wàllum cour suprême ñu gis ne ki nga xam ne mooy Madiambal Diagne moom jamono ji moo ngi lâché bu baax a baax ci ki nga xam ne mooy juge boobu di Téliko ba jamono ji sax da koy poursuivre ci li nga xam ne mooy cour suprême mu nekk lu nga xam ne gars yi ñu ngi koy ñaawlu bu baax a baax waaye tamit ñu bàyyi li nga xam ne mooy yoon mu def liggéeyam. waaw Omar noonu lay demee ba tey rek dañuy jàll ci yéenekaay Libération lu mu ñu indil tey ci xëtam bu njëkk. Libération dem ak ñun ba fële ca Thiès ñu am benn scandale bu 7 milliards 166 millions mu nekk benn scandale bu nga xam ne scandale bu métti la waaye tamit ci boobu scandale ñu ngi ciy wax ne c'est sur la base de protocole contesté par l'homme mu nekk am na ku nga xam ne rek dafa amoon ak problème ki nga xam ne moo di yoon trafic de drogue jamono ji comme niñ ko nemmeekoo fii ci Sénégal dig moom moo ngi continuer di interpeller ñu bëri waaye tamit ay kilos de chanvre indien yu bëri fii ci Sénégal mu nekk lu nga xam ne jamono ji gendarmerie ak police nationale def nañ ko seen yitte bu baax a baax. waaw Omar waaw loolu lañ ko war a def parce que tamit li nga xamante ne moo di chanvre indien rek lu ci mel ni wàllum drogue baaxu ci benn société ba tey rek dañuy desandi ci ëttu yéenekaay tribune lu mu indil tey ci xëtam bu njëkk. tribune yéenekaay ñëwaat ak ñun ci li nga xam ne mooy ñetteelu vague bi nga xam ne jamono ji mu ngi lëmbee askanu Sénégal ñuy wax ne ñetteelu vague boobu mi ngi menacé waaye tamit am na ay risques yu nga xam ne yu bëri la ci 2 jours rek am nañ 341 contamination waaye tamit 4 décès ak 29 cas grave mu nekk lu nga xam ne lu diis la waaye tamit ki nga xam ne mooy professeur Seydi gis nañ démb mu ngi jànnoog li nga xam ne mooy taskatu xibaar yi di alerter bu baax a baax ci mbas moomu di coronavirus mu nekk lu nga xam ne jamono ji mi ngi gën di wéy di am doole fii ci Sénégal. Omar waaw mu nekk lu tiit lu ragal lu ba tax na rek ku ci nekk rek war a doon sa responsable bopp rek ngir xeex li nga xamante ne mooy di mbas mi waaye ba tey rek dañuy desandi ci ëtt yéenekaay yi Dakar Times lu mu ñu indil tey ci xëtam bu njëkk. Dakar Times fii ñu ngi fii gis 98% sont des anti-gays mu nekk lu nga xam ne ci wàllum criminalité ci wàllum li nga xam ne mooy góor jigéen ñi jamono ji gis nañ ne am na doole trop fii ci Sénégal waaye tamit population bi gis nañ fii à travers benn manifestation bi ñu doon amal ñoom ñoo ngi wax ne non à
l'homosexualité mu nekk lu nga xam ne xeexu ñëpp la. waaye tamit ci xëtam bu njëkk ñu fay fekk ki nga xam ne mooy Abdoul Mbaye moom sax muy wax ci wàllum projection budgétaire bu 2022 moom l'ex premier ministre bi sax moom gars yi jàpp nañ ne dafa trompé wu parce que chiffres yi mu joxee ci wàllum budget bi nekk na chiffres yu nga xam ne amul benn yoon. waaw mu doon lu doy waar ba tey dañuy desandi rek ci ëttu yéenekaay La Dépêche tey lu mu ñu indil ci xëtam bu njëkk. mu nekk benn ouf de soulagement waaye tamit nekk benn nouvelle bu neex ci képp ku nga xam ne da ngay yeewoo yëmbal rawatina ñi nga xam ne mooy la communauté Layène kii di Macky Sall jox leen benn enveloppe bu toll ci 100 millions pour ñu gën a jàpp ne ci li nga xam ne mooy travaux yooyu ñuy amal fële ci mosquée bi mu nekk lu nga xam ne dina neex képp ku yeewoo li nga xam ne mooy diwaanu yëmbal waaye tamit képp ku nga xam ne rek jullit nga. waaye tamit ñu desandi ba tey ci xëtam bu njëkk moom moomu de La Dépêche ñu ne lutte contre l'insécurité la police nettoie Grand Yoff mu mel ni jamono ji rek am na benn descente musculaire bu am doole bu nga xam ne police defoon na ko fële ca Grand Yoff pour wàllum insécurité bi ñu xeex ko bu baax a baax parce que nekk na bërëb bu nga xam ne bërëb bu rëb la. waaw Omar loolu nekk na yitte ba tey bu ñu seetloo rek fi nga xamante ne moo di Sénégal fan yi ñu weesu lu ci mel ne ay crime daf fi xaw a bëri loolu mais tamit ba tey rek dañuy des ci ëttu yéenekaay L'Observateur tey lu ñu indil tey ci xëtam bu njëkk. L'Observateur ci xëtam bu njëkk jëm ak ñun ci li nga xam ne mooy élection locale du 23 janvier 2022 waaye tamit ci xëtam bu njëkk mu ngi ñuy waxal ne Macky Sall et le projet de modification du code électoral jamono ji ñu ngi leen di xaarandi waa gouvernement bi ci lundi bi tey fële ci assemblée nationale pour ñu waxtaanee lépp lu jëm ci élection locale yi waaye tamit lépp lu jëm ci modification du code électoral ba tey ci xëtam bu njëkk ñu jëm chiffre de la direction du commerce. Incroyable quantité d'alcool mu jamono ji ñu gis li nga xam ne mooy alcool bi maanaam li nga xam ne mooy sàngara bëri na trop ci Sénégal ba gis nañ ay ndaw sax dañ koy utiliser mu nekk lu nga xam ne lu bëri la parce que jamono ji ñu ngi ñuy wax de plus de 30 millions de litres en 2020 mu nekk lu nga xam ne lu ñaaw la parce que day yàq li nga xam ne mooy ndaw Sénégal. waaw Omar loolu baaxul benn yoon ci benn société ba tey rek dañuy desandi ci ëttu yéenekaay Walf Quotidien lu mu ñu indi tey ci xëtam bu njëkk. ci xëtam bu njëkk ñuy andi li nga xam ne mooy APR ak réew mi ñaari parti yu nga xam ne comme niñ koy waxee jamono ji mburoog soow la waaye ci biir mburoog soow bi jamono ji ñu ngi ciy nemmeeku li nga xam ne mooy ay jalousie mu nekk lu nga xam ne mën na yàq li nga xam ne mooy parti bi waaye tamit waa PDS ñoom jamono ji ak waa parti socialiste ñu ngi ciy fiire bu baax a baax ñu jàll ba tey ci xëtam bu njëkk Walf Quotidien polémique autour des performances budgétaires mu mel ni jamono ji Abdoul Mbaye ak ki nga xam ne mooy Abdoulaye Daouda Diallo ku nekk yaa ngi chargé sa bopp rek waaye tamit di yekk sa morom lu nga xam ne lu mel ni xeme la ci wàllum budget bi nga xam ne ñu ngi koy waaj a voté fii ci 2022. waaw mu mel ne Omar xam naa dañuy dem ci ñaareelu xaaj bi takk daal yi rek jéem a cukki comme ni nga koy waxee mais tey moo xam naa dama koy bàyyi vu que tey indiwuma équipement. cukki moom ki ko moom xam naa ne jàmbaar la parce que démb suivre naa ko fële ci li nga xam ne mooy fitness day bi mu def benn journée bu am maana parce que voilà mën na yëngu bu baax a baax waaye xam naa rek comme ni nga ko waxee ñu dem cukki. xam naa kon dañ koy commencé ci ëttu lu gën a fës ci ëttu yéenekaay bi nga xamante ni moo di record tey lu mu ñu indi ci. record ñëw ak ñun ci li nga xam ne mooy Euro 2020 Ukraine explose en car mu mel ni ki nga xam ne mooy Angleterre moom dafa jàpp li nga xam ne mooy Ukraine dóor ko ci 9 bal ci dara mu nekkoon match bu nga xam ne moo ngi doon am fële ca Wembley waaye tamit li ñu si gën a marqué mooy ki nga xam ne mooy attaquant anglais boobu di Harry Kane mu def benn match bu exceptionnel notamment avec benn doublé waaye tamit ci wàllum li nga xam ne mooy Euro 2020 bi demi-finale yi ñi ngi xaarande li nga xam ne mooy ay choc ku ci mel ni Italie dina laale ak Espagne Danemark ak Angleterre waaye tamit kii di Insigne nekk li nga xam ne mooy attaquant bu Italie jamono ji ñi ngi nemmeeku ne moo ngi ci benn état de forme bu jéggi d'ailleurs ba tey ci wàllum record rek ñuy wax ci joueur boobu di ki nga xam ne mooy Edouard Mendy nekk gardien de but bu Sénégal waaye tamit fële ci Chelsea jamono ji moom lañ choisir rek mu nekk meilleur joueur d'Afrique mu nekk lu nga xam ne fierté la ci képp. waaw Omar mu nekk benn grande fierté sax loolu sax bi nga xamante ni moo di diwaanu Sénégal ba tey rek dañuy desandi ci ëttu yéenekaay Tribune Sport. lu mu indi tey ci xëtam bu njëkk. Tribune Sport ba tey rek ñu fay fekk nataalu ki nga xam ne mooy Edouard Mendy moom sax jamono ji mu nekk meilleur joueur africain de l'année mu nekk lu nga xam ne lu baax la ci Sénégalais yi waaye tamit lu baax la ci moom parce que jamono ji gis nañ ne def na benn saison bu nga xam ne saison bu exceptionnelle la waaye tamit ci xatam bu njëkk ñu fay fekk ki nga xam ne mooy nataalu Lionel Messi nag jamono ji ñi ngi wax ne ki nga xam ne mooy Barça mi ngi tremblement boobu nag dara waralu ko lu dul lii di contrat wu Lionel Messi dafa jeex ba jamono ji dafa nekk joueur bu nga xam ne dafa libre kenn xamagul rek ban équipe lay dem. waaw noonu lay demee mu mel ni rek kii di Lionel Messi xam naa nag moom ak Barcelone fii ak ay fan rek incha allah dinañ ci am lu leer ba tey rek dañuy desandi ci ëttu
yéenekaay Stades tey lu mu ñu indil ci xëtam bu njëkk. Stades ci xëtam bu njëkk ñu fay fekk nataalu ñaari joueur anglais ku ci mel ni Harry Kane waaye tamit Rice mi nga xam ne mooy seen milieu terrain jamono ji ñoom ñu war a laaleeg ñi nga xam ne mooy Danemark waaye tamit ci geneen wàll gi ñi ngi gis ki nga xam ne mooy nataalu Neymar nag suñ koy wax suñu xel dem fële ca Brésil ñoom jamono ji ñoom tamit ñi ngi amal li nga xam ne mooy Copa bi te jamono ji sax war nañoo laale ak Pérou tey mu nekk tamit beneen demi-finale bu nga xam ne dina neex ci képp ku nga xam ne sportif na. waaw Omar noonu lay demee ba tey rek dañuy jàll ci ëttu yéenekaay yi réew mi sport lu mu ñu indi tey ci xëtam bu njëkk. réew mi quotidien sport plus andil ñu nataalu ki nga xam ne mooy Edouard Mendy comme ni ko journaux yu bëri defee jamono ji moom lañ élire li nga xam ne mooy meilleur joueur africain mu nekk lu nga xam ne fierté la waaye tamit ci geneen wàll gi ñu ngi fay gis nataalu ki nga xam ne mooy Eriksen moom sax je rappelle que moom moo defoon malaise ci match ouverture entre Danemark mu nekkoon lu nga xam ne dafa choqué woon le monde du foot waaye tamit le monde entier jamono ji gis nañ ko moo ngi commencé apparaître en public waaye tamit di gën a jàppale ñi nga xam ne mooy équipe am di Danemark. waaw Omar loolu nekk nouvelle bu nga xamante ne képp kuy amateur football rek dina doon nouvelle dina la neex waaye tamit lii tamit nekk na nouvelle bu nga xam ne bu neex la ci famille El Hadj Diouf waaye tamit képp ku nga xam ne da nga doon supporter génération 2000 beeg 2002 jamono jii dañ koy honoré bu baax a baax moom ki nga xam ne mooy El Hadj Diouf te nekk na lu nga xam ne tamit lu am maanaa la parce que je rappelle que ginnaaw bi ñu ko defalee ki nga xam ne mooy Pape Boubou Diop bi mu décédé jamono ji kii di El Hadj Diouf Macky Sall dafa ko nar a honoré au titre du Lion. waaw mu doon acte wala tamit mu doon nouvelle bu nga xamante ne dina neex rek képp kuy amateur football ba tey rek dañuy jàll ci ëttu yéenekaay yi sunu làmb lu mu ñu indi tey ci xëtam bu njëkk. ci xëtam bu njëkk ñu fay fekk nataalu ki nga xam ne mooy Bombardier moom mi war a laaleeg sax ki nga xam ne mooy Balla Gaye 2 jamono ji li nga xam ne mooy suñu làmb di ñu xamal journal bi ne Bombardier moo ngi ci benn état de forme bu am maanaa waaye tamit confiance ak assurance la ñuy gis ci jëmmam ba tey ci xëtam bu njëkk ñu fay fekk li nga xam ne mooy nataalu Gris 2 moom sax démb moo daan ki nga xam ne mooy Abdou Diouf en 41 secondes mu nekk combat bu nga xam ne comme ni ko titre bi waxee rek doole doxul jàmm da ko attaqué dóor ko rek daan ko waaye tamit ci xëtam bu njëkk ñu ngi fay fekk nataalu ki nga xam ne mooy Moussa Ndoye ak Jos ñoom ñaar ñi sax xam naa ñi ngi wax seen combat nekk na combat bu nga xam ne suñ ko tëggee dina nekk combat bu am maanaa ñu jàll ci beneen yëglekaay ci wàllum làmb ba tey mu ne combat entre jeune et un vieux kii di Double Tyson ak Baye Mandione ñoom jamono ji dañuy laale Baye Mandione moom jamono ji xawoon na raar ci li nga xam ne mooy làmb ji waaye jamono ji amaan na combat ak ki nga xam ne mooy Double Tyson Cheikh. waaw mu nekkaat ay affiches yu nga xamante ne moom xam naa Omar dañ koy xaarandi rek fii ay fan incha allah. dinañ ko xaarandi bu baax a baax fii ak ay fan parce que jamono ji moom comme ni ngeen ko gisee yéen ñëpp làmb ji moo ngi commencé ñëwaat waaye tamit làmb ji moo ngi commencé am doole ñuy gis notamment ay combat yu nga xam ne ay combat yu mag la waaye tamit nekk na lu nga xam ne dina soulager li nga xam ne mooy xale yi parce que am sa licence war a bëree woo nekk na lu nga xam ne lu metti la Cheikh xam naa rek fii lañ koy ndarkappe ma bàyyi la nga tàggatu. waaw comme ni ko sama naataango waxee ci Omar rek xibaar yi buur na ñu leen di jox dox daje xam naa suba incha allah ci beneen émission wala ci beneen numéro Caaroy matin. di ko jaajëfal bu baax a baax moom sama naataango Cheikh moom laa doon ànd ak ci li nga xam ne mooy plateau Caaroy matin comme ni ñu koy defee saa su nekk mu nekk émission bu nga xam ne dañ koy am du lundi au vendredi à partir de 9h waaye tamit di ci ànd ak suñu sponsor leader borom 3e menuiserie métallique Mansour nekk fële ca Caaroy en face li nga xam ne mooy Kër Sër soo wàccee li nga xam ne mooy pont bi lépp lu nga xam ne bëgg nga ko ci wàllum porte en fer en aluminium waaye tamit ci wàllum meublement pour taaral sa kër rek soo demee fële ca Mansour di nga ko am ku ko bëgg a woo mën nga ko jot ci 77 975 75 95 waaye tamit di jaajëfal bu baax a baax ñi nga xam ne ñoo fare woon ci technique bi ku lim rek juum di leen jox dig daje à partir de 17h ci seen beneen numéro li nga xam ne mooy càmburu bés bi ñu ciy ànd ak ki nga xam ne mooy suñu naataango Amadou Ñing waaye tamit di war a waxtaanee lépp lu nga xam ne dafa jëm ci ay actualité di leen jaajëfal di leen jox dig daje ci kanam tuuti ci yeneen programme Caaroy Info